ba mu yeggee ca kennuk yàlla lam ca war a wax muy dëgg dajale na loolu yépp seeyal leen ca kennuk yàlla ne yàlla rekk nag mooy yàlla. xaw naa xóot waaye déggee ca rek Ibrahima mosul bokkaale yàlla te yàllaa ko seedeel ne mosul bokkaale yàlla. maa ngi lay gis yaa ngi wax naa dëgg, maa ngi koy gis mu nga wax na dëgg, léegi wax nañ dëgg, waaye nekkuloo kee nekkul lii nekkul yàlla rekk a nekk. kon ba ma saxalee nekkug yii maa ngi koy saxalee ci kennuk yàlla mi nekk, ba ma dàqee nekkug yii maa ngi dàq ne yàlla nekku la kenn ci nekkam gi. kon dàq ak saxal la Ibrahima nekkee woon moom la doon wax moo tax mosul bokkaale boromam. Alhamdulillah. Par contre, il ne faut pas hésiter si je me trompe dans les questions, parce que je l'ai mal posé. Alhamdulillah. Donc, Mokhtar Diop a dit que... Mokhtar Diop a posé une question à propos du porc. Pourquoi, en fait, dans le Saint-Coran, on nous a interdit le porc? Lu tax ci biir alxuraan Mokhtar Diop moo laaj ci lu tax ci biir alxuraan ñu tere ñu lekk yàpp mbaam. jërëjëf. ci lislaam nag du ñuy bëgg lu tax baatub lu tax kenn du ko laajee ci gëm yàlla. yàlla mi xam la tax moom rekk a digle nañu jëfee moo tere nañu bàyyi. yow kay li la war déggal toppal rek sami'na wa ata'na rek moo la war. bés buñ gisee lenn ca ya tax nañ wax ne lii ci li tax la waaye moo tax kenn waru ko wax. am na ku mos a gëstu yàpp mbaam lu tax jullit ñi di wax naan araam na. gëstu ba gëstum sori gis ne am na benn microbe bu ci nekk boo xam ne li ñoral yàpp wi reyul microbe ba. mu xool ci appareil gis ne microbe baa ngi dund ba léegi mu ne kon nag lii moo tax alxuraan araamaloon yàpp mbaam. kon daal bés ni ki tey xam naa ne ki mënoon a gis microbe bii te appareil yooyu amul xam naa ne kii ku yàlla xamal la ku yàlla yónni la. ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci la duggee ci lislaam. ma ne wax ja rafet na waaye nag rafetul rafetaay bu jar di toppaat waxtu wu nekk ba gëm ne ndekete loolaa tax yàlla araamal yàpp mbaam. ndax boo ne lii moo tax rek bés buñ demee ba xam-xam mayee ñu mën a seppi loola day mel ni kon yàpp mbaam dagan na. nañ wax ne kon loola ci la waaye lii moo tax islaam du ko wax. loola taxul waaye ci la yàlla rek a xam nag. nee naa ci biir waxtaan wi lay baaxal nit ki ci lekkam ci naanam la koy lor ci lekk ak naanam yonent bi xam nit ki biiram ak bitim moo joxe ndigal yi ci xamleeg yàlla moo joxe tere ya ci xamleeg yàlla. bëgg nañ lu baax nañ jëfe ndigal ya nañ bàyyi tere ya. wa ma ataakum rasulu fa xusuhu wa ma nahakum anhu fantahu waaye lii tax laa tax buñ ca sonn ñun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il reste la dernière question, c'est celle de Amadou Ly. Donc l'avant-dernière question. Par contre, il est 18h20. Amadou Ly a posé une question, il a dit laisser les interdits est-il plus aisé que de faire les recommandations de Dieu? Quelles sont les ressources ou les moyens par lesquels peut-être l'esclave de Dieu pour y arriver? Quelles sont les ressources de l'esclave de Dieu pour y arriver et y demeurer éternellement? moom daal dafay laajte ne bàyyi tere yi ndax moo gën a yomb def ndigalu yàlla yi ba pare lan la mën a jaam bi mën a sukkandikoo ngir mën a yegg ci maqaama boobu maanaam bàyyi tere yëpp te di jëfe ndigal yëpp ba pare des ci nag ba faw. bàyyi tere yi mu gën a yomb jëfe ndigal yi lu mu ci doon wàllu boppam la laaj na nga muñ lool. lépp loo gis ne bànneex la bu nekk ca lañ la tere bakkan di la ca ñoddi lum neex ci kaw rek la nuru ne neex na waaye lu bon la. muñal bëggul ko def. doom ji nga am mu bëgg a naan kaasub soow buñ poisonné xiifam bëggam soow ma bul yërëm sa doom bul bëgg sa doom bul bëgg lu ko neex ba bàyyee ko kaas ba xam nga bu ko naanee la cay topp. yonent bi nag mooy way jur bi ci ñun ñooy doom ji xamul liñ bëgg lan la xamuñ li ñuy jëriñ xamuñ li ñuy lor
moom mi xam lay baax di baaxal sunu tey ak ëllëg lam ñu digal nañ jëfee lam ñu tere nañu bàyyi. ma ne ngir nga mën a bàyyi nag tere yépp da ngay gëm yonent bi rek gëm ne mooy ku yàlla xamal ñëwam du lu dul sëg yërmande yow jàmbi nga jëfee ndigalam bàyyi tere. kon ngir nga mën a bàyyi tere ya fokk nga not sa bakkan muñ lool la nga cay gisantu mu mel ni bànneex te xam ne bànneex nekku ci lépp lor la. lam lay digal it nag noonu la nekkee lu baax ci yow tey ak ëllëg bu fekkee jëfee ko mel na ni coono nga ca itam muñal rek nangoo jëfee te xam ne la ca nekkal lu baax la tey ak ëllëg te loolu rek nga bëgg. kon nag la ci gën a yomb ak lu ci gën a jafe dara yombul ca waaye dara jafewul ca ngëm rek mooy may nit ki mu tegu ci yoon jëfee ndigal bàyyi tere. loolooy laaj bi wala am na beneen rokk bu ci nekk. laaj na tamit ci lan ngay sukkandiku ba mën a des ci maqaama boobu. liñ mën a sukkandiku mooy gëm yàlla gëm yonent bi rek boo xasee ba gëm ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah warul nekk ci wax rek dafa war a àndoog nga gëm nag ndigalam nga jëfee tereem nga bàyyi loolu rek mooy ndimbali. jazakumullahu xayran kon. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh ñu ngi lay ndokkeel jotaay bi wax diggalam yaatu na lool kawe lool waaye dama suivre depuis ci Italie ñi le conseil islamique de France seen négociation yi ak gouvernement français bi mais dama gis ne ñoom dañu insister gouvernement dafa insister ci boor ci côté xutba yi ñuy def ci jumaa ji d'ailleurs dañu ne dañuy interdit étranger gan gu jógee fële ñëw ñu jox ko mu xutba te ñii aussi seen xutba yi dañ koy seetaat presse ni ñu ko daan defee daal duñ ko defee ndax dafay pousse ñeneen ñi ñuy dem ci terrorisme ak yooyu ma di ko melale ak négociation yu palestiniens yi ak américains yi te mënumaa toog mukk ci jotaay ak ay mbokki jullit sama xel du dem ci ñoom may laaj ñoom est-ce que dëgg-dëgg dañuy insister di leen dogal loolu li ñuy xutbaa wala déet wala dañ leen di war a wax loolu li ñu war a wax ndax ñoom dañ caa d'accord. ma ne bu boobaa est-ce que duñu leen jàngal aaya bi lan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabia millatahum de même que te dafay valable ba tey ci suñu mbokki palestiniens yi parce que aussi contexte international fi ne du ñu permettre mukk pour man ñu dajee bu ñu doon ñaar sax ba jógee fii te loolu ay problème bu sérieux la mooy place l'islam fi nekk nii ci àdduna bi ñu nekk média bu am doole bi te ñeneen ñu yore ko loolu daal laa noonu bëggoon naa ci tuuti xalaat leeral surtout ci côté moom mi nga xam ne xam naa ne comme moom mooy imam principal fii ci Nantes du ñàkk moo am ci lu ñu mën a leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam wa rahmatullah dinaa la ci tontu bu fekkee moo ci am kàddu mu wax waaye li am mooy lislaam ci mbooleem jamono ci mbooleem barab jullit bi mooy jullit bi ci mbooleem jamono mooy jullit bi ci mbooleem barab xam bi nga xam ne mooy xamug lislaam alquran la sunna la fu nekk nag ci barab ak jamono loola rek kay xam-xam du soppeeku gouvernement politique ba muy doxal moo xam ban ngëm la ko doxalee waaye du tee mukk lislaam ay lislaam bu benn jullit bëgg lu gërëm loo benn gouvernement ba tax ngay àndoog moom ca loo xam ne dafa safaan wante sa diina donte dañ lay fay ay milliards ci sa jiite ga ngay jiite jullit ñi sax bu mu tax mukk milliards ya jaral la nga jaay sa diine jëndee ko sa àddina kon kenn warul tënk imaam bay xutba ca lii nga war a wax wala lee nga war a wax imaam xutbaam dafa war a wax lu tolloo ak jamono ci dégginu diina lii mooy xutba jàngal ci alxuraan jullit ci yonent bi waxal ci nit ñi waxal ak nit ñi loo xam ne dëppoo na ak jamono ci seen dégginu diina ba nga xam ne li ñuy gis ci biti du leen gëlëmal ci seen diina alxuraan sunna yëgoowu la keneen ku jógee fu mel ni Sénégal koo ko yegg si lam wax dëppoog lam doon wax day dëggal ne diina rek kay diina dëgg rek kay dëgg ci kum mën a doon ak fu mën a jógee alhamdulillah je crois que maintenant n'est-ce pas c'était posé à Tariq, Imam Tariq. C'est bon. Donc comme il est 18h20 on va donner au président pour qu'il clôture en fait la séance.
asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah xaqa xamdihi. ñu ngi sant yàlla ci dajale bi ñu yàlla dajale fii, ñu yàgg séntu bis bi ba yàlla may ñu ñëpp dogal ñu fekkee ko, muy conférence bu ñu yàgg wàcc. woote nañu, wuyu si ngeen. li yëngu ci yëngu-yëngu àddina bari na ci barab bu nekk, wante woote nañ ci lii, yéen yàlla xiir na leen, xiir nañu ñëw wuyu si jotaay bi mel nii, kon dañu war a wax alhamdulilahi. di wax rek Cheikh Ibrahim, jazakallahu xayran. di ko waxaat jazakallahu xayran imam Tariq, moom mi nga xam ne def na yitteem bu kawe, bàyyi léppam ñëw teew ci lii nga xam ne ñu ngi ko woo, muy diine di islaam, te it di bunt boo xam ne rek ngir yaatal mbaax la. kon wuyoo na ci lii, ñu ngi ko ciy gërëm, di ko ci sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam. kon war nañoo dégg loolu, yëg ne jamono bu nekk dolleeku war nañ koy séntu suñu bopp, te dolleeku bu mënul am fii ak topp ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam. te topp yonent bi mooy toog ak ñi nga xam ne rek ñooy wëllu yàlla yi, ni mu ko waxee ci xaddis bi, al jullus bayna yaddi waliyin walaw qadar xalbi shaatin. li gën ci xeetu jaamu yàlla bokk na ci nga toog ci ronu wëlliw donte diir bu ñu ratt gàtt la. kon bu fekkee ne loolu mooy mayee ci li gën ci xeetu jaamu yàlla, ci demondo bu nekk ñu ngi yóotu kawe, ñu ngi yóotu am ak jeg ak yàlla, ma ne yoon gaa ngi noonu. ay alxuraan yi firndeel ne jaam bi war na topp wëlliw yàlla bi, war na ut loo xam ne dana ko jegeloo yàlla, bari na. liñ ci mën a wax rek mooy képp ko xam ne guddeem ak bëccëgam, ci yëngatoog dalam, ci nelawam ak yeewam, lépp rek yàlla la ko jox, ma ne kooku boo ko toppee rek, boo ko jegee dana la yóbbee ci nga melokaan bu nga xam ne mel na ko. di ay alquran bii di wax ni wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala tahdu aynaka anhum. forcel sa bopp toogal ak ñi nga xam ne dañuy tudd seen borom suba ak ngoon, te jubluwaay tudd seen borom boobu nekk lu dul jàmm yàlla, jubluwaay nekk lu dul janook yàlla. kon ñooñu ma ne boo leen toppee da nga mujj àgg ci kenn yàlla, da nga mujj des ak dëgg, te dëgg mooy yàlla alxaq. kon maa ngi leen di woo mboolem ñi nga xam ne mbokkook nag yéen ci mboolem wàll yi ma tudd, di islam iman ihsan, dañu yëgal ne doole ko am na, dañu yëg ne doole ko am na, te ànd ak ragal yàlla, te wéetoog ci baatu laa ilaha illallah. kon maa ngi wax jazakallahu xayran, wala ma ne jazakumullahu xayran ci yéen ñëpp seen teewaay, rawatina ñi nga xam ne ñoo teewoon jotaay bi tey di imam Tariq ak suma cheikh Ibrahima Abdoulaye Sall. kon maa ngi jëlaat kàddu gi di ko delloo suma cheikh mu defal ñu ñaan ñu yeewe ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon ñaan gi ñaan naa ko ci mujjug jotaay bi, waaye yàlla mu bari leen mu tabe mi jamono boo koy ñaan loo ñaan xeebal, ndax ku bari la ku mën a maye la, te bëgg na lool jaam di ko ñaan. moo wax ne fa du'uni astajib lakum. kon ñoo ngi koy ñaanaat ñaan goo xam ne mooy nañu nangul julli bii ma wax ne nañ ko àndoo si julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu nangul ñu ko, te bu ñu ko nangulee lépp luy mbaaxam nañu ko ci maye, lu feeñ ak lu ndëbbu, tey ak ëllëg, ku ñu jaboote ñun ak koo xam ne ñoo ko jaboote. sunu réew yépp nañ ci mbaaxle goo xam ne day daw daj mboolem ko xi àddina bi, ñëpp di baaxle ci mbaaxle gi ñu yàllay maye si ci fajuk aju gii may ñaan yàlla. ñaan nu mu gën a yaatoo na la gën a nangoo, loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam. kon nañu yaatal, yàlla ko bari la. allahumma yow yàlla, laa ilaha illa ant, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, taqabbal minna wa min walidina wa ixwatina wa axawatina wa ahibaina wa jamii al muslimina wal muslimat. ya rabbi sharih sudurana jamian wa nawir qulubana waj'al fi qulubina nuur al ilmi wa nuur al fahmi wa nuur al hidayati wa nuur al salahi wa nuur al wilaya. wa hab lana
fahman waasian fi maani kalimati taqwallah wa kalimati la ilaha illa allah. آمين. allahuma nawir qulubana allahuma iyaka nacbudu wa iyaka nastain hab lana jamian umran tawilan mubarakan mamuran bilxayri wa taati wa afid alayna buhur alxayrati wal arzaqi wa niami walbarakati fi sairi alawqati min qazaini fadlika bijaahi nabiyika almustafa sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Salam alaikum. Par contre, nous vous prions de ne pas oublier à remettre les boîtiers à l'hôtesse, s'il vous plaît. Les boîtiers.